yoonu appel ne lépp dañu ko teg ci loxo yàlla waaye nag ci école bi nga xam ne moom fi la doon jàngale amul benn yoon bu élève am yi di julli te duñu ko ñaanal. Oumar Kayre, Louga, Walfadjri. ci wàllu napp gi coow nañu ko démb ci Ndakaaru ak ca Mbuur tey nag collectif di mbootaay bi ñu taxawal ca Thiaroye-sur-Mer ñoom it wallu nañu leen ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi ko fay jànkonteel njiitu boobu collectif di Alioune Thiam daal di yëkkati ay kàddoom jox ñaay jumtukaay yoo xam ni moo li mën nañ koo jëfandikoo waaye lu jëm ci tolof-tolof yi ñuy jànkonteel boole nañu ko fa ci reportage Théodore Semedo. kuréel bu ñuy woowee collectif des acteurs de la pêche du Sénégal te ñu gën ko xam ci turu CAPS moom de mu ngi bay waaram ngir mën a suqali napp bi di dimbale ñenn ñi nga xam ne ñoo ci yëngatu ndax ci caaroy géej de jot na jox matériel bu takku ak nag xaalis bu toll ci 2 millions ñenn nappakat yi fa nekk. serite bi ñu àndil nag CAPS Thiaroye dañ ko indi ngir ndimbal dañ koy indi ngir commencement jàppale parce que gis nañ ne bu jën amee problème yi bëri na moo tax ñu indi leen conteneur boo xamante ni au moins 25 à 30 tonnes. acteur de la pêche bu ñu ko waxee rek Thiaroye géej daf ci war a am wàllam. képp koo xamante ne bëgg nga salfaane napp ji man Jaraaf dinaa jàkkaarloo ak yow képp ku nekk xam na ni jamono jii ñu nekk géej gi metti na ba àgg ci lool. coalition des acteurs de la pêche du Sénégal dafa am ay investissement yu mu def yu bari ci Sénégal mool yi nga xamante ne nii dañoo yàqule woon di jël 2,2 millions séddale leen ko kooku développement la woote. dinañ ko def nag mu nekk tournée nationale parce que nag CAPS a ngi fépp ci Sénégal. tey bu teraanga duggee fii roy cee moo tax. ci ndaje boobu bi nga xam ne mu ngi doon xewee ci terrain Oryx te ñeneen ñi nga xam ne ñoo yëngatu nag ci aada cosaan ci askanu Lebu ñoom nag jot nañ yëkkati seen kàddu di sàkku nag ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci napp bi gën a boole seen doole waaye tamit nguur gi ñëw gunge leen ci seeni liggéey ngir ñu mën a suqali napp bi. nañu jàppale nappkat yi financement DER yi ñuy joxe kenn gënu ci yey soxna yi ak doomu mool yi parce que dañ ko yittewoo. bu ñu sañoon ki nga xamante ne mooy président bi jaar na ci suuf ba yegg ci kaw mu ne kon ñi suuf naa leen tàllal loxo pour mën leen jàppale ñu yegg ci kaw. tàmbali ngeen jàppale mi naam waaye di leen ñaax loo leen mën a dimbalee mool yi ngeen defal leen ko. dina wax autorité yi ci dëkk bi mu jàppale acteur de la pêche ndax acteur de la pêche dañu sonn CAPS nag ku ko jàppale mu jàppale la ku ko jàppalewul mu toog jàpp ci njaamuram. waaw gouvernement bi ñun bëgg nañ ñu gën a réglementer suñu géej képp koo xamante ne moo fi nekk ministre de la pêche ñu jël buum yeew ko sa baat di la jaaxloo ci fu nekk bi monsieur le ministre Alioune Ndoye ñëwee changé système bi yëpp di ko teg ci dëgg ñoom ñu jàkkaarloo ak moom di ko xeex nekkatuñu ci système boobu noonu. problème mu pêcheurs yi dans sa globalité administration Sénégal moom moo war a am ay mécanisme bu leen mën a permettre mu régler problème boobu waaye nag bu fekkente ne loolu CAPS mën na ci dara dina ci dugal loxoom nu mu ko mënee bu fekkente ne gaal yu mbag yi dañuy xëccoo ak gaal yu ndaw yi te ëpp leen doole fuuf ñu loolu day poser ay problème ki leen jokkoo yéen fii ci diwaan Thiaroye Géej Théodore Semedo pour Walfadjri. Théodore Semedo ànd gësëm dooroon nañu ko ci xibaar yi junj ko muy nag kuréelu syndicat boo xam ne ci wàllu paj mi la ñu ne ñu ngay dank fanaanal ba àgg nañu ay jafe-jafe yoo xam ni nguur gi indi ci ay saafara bokk na ci technicien santé yi ñu classé waat leen la ñu moom seen ak seen yelleef ñu leen koy jox waaye tamit lu jëm ci ndàmpaay yi ci xeexu Covid bi jotaguñu seen wàll ñu ngay soññee ni balaa yàgg ayu bis gi sax la ñu jàpp ni dinañu teg seen bataaxalu gré banque seen loxo ci liggéey bi Serigne Gueye moo gontoon ca ñoom. kuréelu syndicat yi ëmb liggéeykat yi wér-gi-yaram yi tegaat nañ ci taabalu gouvernement bi plateforme revendicative bu yees ñoom liggéeykatu wér-gi-yaram yi am nañu yéene déposé niki ay bés bala ñu dëgmal kayit guy artu ci wàllu grève li ko dalee weeru avril ba weeru novembre ci at mi ñu nekk la ñuy sàkku bokk na ci ñu reclasser technicien supérieur de santé yi Sidiya Ndiaye mooy ki ñu toftal ci njiitu ànd gësëm. am loo xam ne ba léegi des na loolu bokk na ci li nga xamante ne tey ci lañ ko def accent mooy décret bi nga xam ne mooy décret technique situation technicien supérieur yi dama ne décret bi nag génn bu génnulee nag caw dina am dañuy gësam mu leer amul Covid amul leneen décret bi nag génn dañuy laaj gouvernement moom lan mooy liggéeyam ak jumtukaay yu ñu ko jox yépp ay décret donc depuis 2018 mënoo fexe ba signé décret. syndicaliste bi di xamle ne liggéeykat yi wér-gi-yaram yi ñu ngi daw ba léegi ci gannaaw indemnité ak motivation yi ñu leen digoon ci mbirum xeex bi ñuy xeex mbasum Covid 19 bi. De l'argent avait été dégagé 1000 milliards pour lutter contre la pandémie. Aujourd'hui, nos travailleurs courent derrière des arriérés. C'est inacceptable. De paiement de motivation que le chef de l'État avait accordé
à tous ces travailleurs là. ñi bokk ci ànd gësëm ne pare nañu ngir delluwaat ci gësëm gi nu leen xamee woon. ànd gësëm jóg na pour défendre territoire am li ñu doon def ci santé dégager 1000 milliards booba léegi résultat yi des na booba léegi ñu ngi xaar ñu rendre compte ci fonds bi ni ñu ko utiliser kenn déggu ci dara loolu day jeex. syndicat way liggéeykat yi kër docteur yi profité nañu ci seen jano bi ak taskatu xibaar yi di ci défendre hôpital Le Dantec mi ñu ne ay atam yegg na ba ci téeméer ne ñu kër docteur gi aajo naa faj ndax ay bor ak màggat ñoo ngi koy sonal. ñu wutali Yeumbeul Sud foofa politique la ñu fay waxtaanee fekk fa ab responsable APR. démocratique sénégalais nangu mairie baa leen tax a jokko ak Théodore Semedo la dénkaane. comme je l'ai dit maire bi c'est très catastrophique parce que bu mu fi nekkee ba 2014 ba léegi gisuñ fi benn réalisation bu mu fi def xanaa léegi xam na ne élection yaa ngi jot muy taf yëngal mais xam nañ ne il a lamentablement échoué sur le plan social sur le plan infrastructure sur le plan beaucoup de choses même ci plan sanitaire gis nañ ne tey même case de santé yi fi nekk wala poste de santé yi vraiment amuñu sax soutien de la mairie donc je pense qu'il a lamentablement échoué te Inch'Allah les élections c'est pour bientôt maa ngi ñaan woote autour de rassemblement à tous mes camarades de parti de la coalition pour que ñi ànd bokk ndey bokk baay mën a dem à la reconquête de la mairie de Yeumbeul Sud. coalition la bokk candidat la ci candidature pour mën a jéem a jëlee fi maire le maire incompétent Bara Gaye. banlieue bi ay yëngu-yëngu am fi man en tant que homme politique nekk ci gox waa gox boobu ne dañ may sargal donc ça veut dire que waa gox bi ne dañoo kontaan samay action yi mu fi mëne tey sargal ma donc contentement laa ci am te bu waa gox gi sargalee man ma nekk ndaw nekk ci wetu président de la République yaakaar naa tey Sénégal la ñu sargal te le président de la République moom aussi moom la ñu sargal donc contentement la aussi di leen remercier bu baax a baax. gis nañ programme d'urgence boobu di 350 milliards ñu ngi lancé un appel que ñun waa département de Pikine commune de Yeumbeul surtout jeunes yi mun cee jot programme boobu en 3 tranches de 150 milliards 100 milliards 100 milliards donc yaakaar nañ ne ñun ndaw ñi soxla nañ ko ak les 50 000 emplois yoo xam ne d'ici fin avril dina am ñun aussi ndaw yi aussi tamit soxla nañ ko fii ci département bi ak fii ci commune de parce que xam nga contexte yi giñ gisuñu benn responsable bu ñemee mobiliser ay nit woo leen wax ak ñoom parce que lan lu ko waral mooy nit bu la président dénkee nekku askan bi ñi la ciy fay war nga am générosité delloowaat ko askan bi département de Pikine ak commune de Yeumbeul na nga xam ne 2010 to 2021 am na xale yoo xam ne màgg nañu am na ñu tukki woon ñibbisi nañu am na ñu mënu woon dara mën nañ dara jël leen njabootu Macky Sall yëpp ngeen uuf leen ngeen xam ne lu benn nit lu benn mën ñaara ko dàq. ca diwaanu Thiès Habib Niang ni nag day jàppale njiitu réew mi ci ay financement rawatina jigéen ñi ak ndaw ñi soobu na liggéey ba am nañu jot Ibrahima Ndiaye moo fekk ndaje ma ñu doon amal. lu ëpp juróom fukk mbootaay yu ëmb ndaw ñi ak jigéen ñi fii ci diwaanu Thiès dem nañu rek fekk ji responsable politique APR bii di Habib Niang moom mi jiite woon fi rek mouvement ànd sukkali Sénégal ñu wax mbootaay yooyee am nañu rek ab jàppale ci wàllu koppor ngir rek ñu mën a demal seen bopp waaye tamit ñu mën a amal ay yëngu-yëngu yoo xam ne dinañ ci mën a dundee jàppale seen i njaboot Seynabou Dieng moom moo jiite jigéen ñi. tey nag dañu convoqué vraiment comme ni ma ko waxee ces braves dames pour may leen formation ci atelier ci formation gestion des finances gestion des finances mooy jàngal femmes yi ni ñuy gérer seen xaalis ndax il faut ñu xam ne xaalis bi nga xamee doon ngay liggéeyee bokkul ak xaalis ba ngay jëfandikoo sa kër il faut buñ deful différence boobu duñu mën a dem moo tax président Habib Niang tey sacrifié wu fay salle fay formateur pour accompagner ces femmes li ma koy faral di wax rek ce qui l'intéresse c'est l'autonomisation de la femme accompagner les femmes dans leurs activités socio-professionnelles et socio-économiques loolu moo ko ñor waaw ñu ngi convoqué président du groupement yi kese la ñu convoqué ak secrétaire seen secrétaire ñoom la ñu convoqué tey mais on est au nombre de 250 mais am na 50 groupements yi xam ne dañu rejoindre normalement bu ñu xoolee on sera au nombre de 300. lu jóge ay junni ndaw ak i jigéen ñoom sax jot nañu leen tàggat ci wàllu gestion financière waaye tamit transformation fruits et légumes ak nañuy liggéey eau de javel ak li ñuy liggéey saabu ngir ñu mën a rek demal seen bopp di mën a liggéey di dundee jàppale seen i njaboot bu nu sukkandikoo ci kàddu président Habib Niang. séminaire bi c'est pour ñëpp képp ku xam Habib Niang xam nga Habib Niang si wàllu social et développement lay dox. depuis bi ñuy tàmbalee ba léegi si activité politique à Thiès di accompagner son président Macky Sall ñëpp xam ne ñun dañuy liggéey ngir askan bi si loolu formé nañ te di mot ay junni jigéen
pour ñu mun a demal seen bopp parce que loolu yaakaar naa gis ngeen que femmes yi formation ñu defoon nii pour ñu mun a demal seen bopp pour ñu mun a créer emploi wax naa ko sànq état mënul def yëpp parce que jigéen tey boo ko defalee benn formation mooy créer nga emploi yu bëri parce que bu paree lu muy def day jël loolu dem jox ko ñeneen loolu création d'emploi la. fexe ba ndaw ñi ak jigéen ñi mën a rek demal seen bopp mënal seen bopp waaye tamit benn dëkk ñaari gaar sukkaliku ba faw loolu kese moom moo ñor ki nga xam ne moom mooy responsable politique bii ci APR fii ci Thiès muy Habib Niang mu ngi xam ne sax tàggat yooyee dinañ ko rek gën a baril waaye tamit fexe muy am saa su ne ngir rek askanu Thiès gis seen bopp. Thiès Walfadjri Radio TV Ibrahima Ndiaye. Ibrahima Ndiaye fa la ñuy jeexalee xibaar yi pàcc bu njëkk bi li ci des magazine bi la Moustapha Diop la ñu koy bàyyee moo nekkoon nit ci wàllu réalisation bi régie bi Bintou Fall ak kii di Serigne Aliou Keita juróom-ñetti waxtu Assane Gueye mooy ñëw yaatal ko ci nasaraan lay doon jërë ngeen jëf ci teewlu beeg topp bi ci la voix des sans voix baatu askan wi jàmm ak jàmm bu dugg seen jërë ngeen